wala man Cheikh Tidiane Dièye parce que am nañu engagement public parce que ñu ngi xeex pour réew mi ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kattan nit nekk suñu adversaire parce que ku ne mën nga am adversaire adversité politique xam nañ ko nit mën a xëy dem laqatu am ñu mu àndal fabriquer ay mbir ci yow wala ci man am fu mu ko jaaree surtout mu dem ci gendarmerie ñu plainte ni violé nga wala man violé naa wala keneen violé na yëguma tinuma ma xëy maag sama njaboot yépp ñu déggandoo ko ci àddina bi revue de presse comme ñépp ñu koy déggee ñu accuser ma de quelque chose jafe-jafe ak problème bi ci am gravité bi mooy ñaar benn fa ñu koy yóbbu mu di gendarmerie muy institution bu crédible bokk na ci yi fi des ci pilier ci réew mi te ma gëm ni nit ñu baax a fa nekk war a xam ni rek Sénégal moo leen tax a jóg bu fekkee plainte bi foofu la jóge dem ci média yi xam nga ni lu yéeme la lu doy waar la te lu garaaw la bu fekkee jógewul foofu waaye ka ko bind yóbbu ko fa wala ña ko jàppale ñoom ñoo ko jox média génnee ko te dégloogul kële ak lu mën a xew lu garaaw la itam donc loolu muy premier élément boo xam ne war nañ ci teg baaraam te fexe ba lii bu am bu jeexee itam parce que man gëm naa ni dina jeex ndax dara nekku si ñu jàngat ba loolu bu mu amati ñu préserver sénégalais yi parce que c'est pas parce que da nga nekk ci politique que dañuy am droit sa intégrité morale ñu atteindre ko parce que yàq image u nit ki yàq crédibilité am discrédité ko te deful lu dul engagé wu pour réewam yaa ngi màbbal réew mi yàqaloo nit ñi mais réew mi ngay màbbal parce que di nga dem ba kenn dootul bëgg a dugg ci langue politique gi te bu kenn defatul politique parce que ragal nga ñu yàq la politique yàqu nit ñi du ñu am les ressources humaines yu baax yi du ñu ñëw jàppale Sénégal deuxième élément bi nga wax nag mooy ñu jóge ci privé mu dem ci politique li ko waral lu simple la nit jóg na yëg na ci yaramam parce que li mu wax jusqu'à preuve du contraire moom la ñuy jàpp salon massage salon de beauté ak lépp lu ñuy mën a def ci biir ñii nga naan am na agrément waaye amul agrément pour massage wala ñaata salon de massage ñoo nekk ci réew mi li mu am ci këyit ñoom it moom la ñu am te ñépp la même chose la ñuy def ñaata hôtel yu mag ñoo ne ci réew mi te hôtel boo ca dem di nga fa fekk salon de massage ci biir ay kilifa yu Sénégal ak yu bitim réew bu ñu ñëwee dal ci hôtel ya bu ñu liggéeyee ba wàcc sonn dañuy dem ci salon yooyu ñu massé leen ñu demaat toog seen néeg dara du fa xew dara du fa yàqu donc du loo xam ne lii lu bon la parce que lu nit ñi di def la mësul am problème bi ko kii defee comme nee nañu def na ko feneen defati ko ñëw da commencé di ko def foofu bu yemoon ci buñ ko defee ba pare mu génn dem këram comme na mu ko daan defee jafe-jafe du am li indi problème mooy à un moment donné nekkatul moom Ousmane Sonko ak ki koy massé ak salon de massage bi mais une tierce personne wala des tierces dañ cee dugg ñeneen ñoo dugg ci mbir mi ña ca dugg commencé ni kii kat am nañu tey fu ñu ko mën a jàppe ba commencé construire di fabriquer foofu la complot duggee. yow da nga gëm na am na thèse du complot. mais de manière incontestable pour man loolu nekkatul laam-laamee nekkatul débat parce que ay acteurs yu ci bokkul nekkuñu ci salon ba liggéeyewuñu fa nangam ak i nangam dugg nañ ci li tax mu nekk complot Pape Alé presse bi wax na ci waxati ci je crois que loolu dépassé dañ ko jaratul ñu ciy ñëw mooy nga génnee accusation ni violé nañu ma te lépp loo génnee ci sa wax yow mu prouver ne viol amul moom xale bu jigéen bi. c'est-à-dire da ngay mettre en doute l'histoire du viol. oui parce que Pape dafa am yoo xam ni xel moo ko dul nangu en attendant sax ñuy dem ci ay preuves ak yeneen xale bu jigéen on a beaucoup de respect pour jigéen. absolument kenn débattul loolu. xale bi yaakaar naa Ousmane Sonko ci boppam nee na moom sax victime la te ñu bëri jàpp nañu ni dañu ko manipuler victime mooy ki nga xam ni innocente la xamul dara wala bu doon moom sagoom kese du ko def. mu am ñu ñëw defloo ko moo xam nag lu tax ñu defloo ko ndax dañu ko menacer ba mu def ko wala dañ koo dig dara ba mu def ko ñaar yooyu yépp mooy manipuler nañ ko ndax dafa am lu ñu ko pousser pour mu def loolu dafa am réaction cause bu ko induire ci loolu ki nga xam ne toog na balaa veille muy ñabbi naan diw kañ lay ñëw diw ndax du ñëw gën naa ko gis kii nga xam ne moo lay def si lu bon pour yow ba mu ñëwee ba nga nekkee ci biir ñu ne am na koo fa nekkandool ka nga fa nekkandool yaa ko ni mu génn nga xam ne bu génnee itam sa buuroo ngay nekkal bi mu waxee li ñu liir ci kayitu PV yi dañu ni moom nee na Sonko daf ko jox signal ne ko na kële génn waaw Sonko mi nga ni buy ñëw di la violer si day am ay armes
ay ngànnaay lay yor foofu xaj na fa loolu lépp mën faa nekk ba mu mën laa wax ni génneel kële nga génnee ko kooko génn nga des ak moom ci biir nga génn am ñoo jot téléphone Pape Alé ku ñu violé ak ni mu mel bu fekkee defoo dara ña nga nekkal ca kër ga nga koy njëkk a wax dinañ la gis nga jooy wala ñu gis ko ci sa kanam wala ñu dégg bruit ci néeg bi wala leneen ña fa nekk ñépp la ñu wax dafa daaneel li xale bu jigéen bi wax donc ña mu jël téléphone am woo leen ñu am dëkk bi nekk ci couvre-feu mu mën a jot ñoo xam ne dañuy mën a taal seen 4x4 ci réew mi mën a ñëw gaare ñu tudd ci ay tur yooyu ñu xam ñu bokkal te ñu nekk ci camp au pouvoir ba ñu wax ni dafa ni avocat moo ko dimbali ba mu jot ci li ko mën a tax mu circuler ci biir dëkk bi mais avocat ci boppam amul pexe amul man-man ak pouvoir bu tax mu mën a woo force de police wala mu mën a génnee kayit bu tax nit circuler li lay permettre nga circuler ci couvre-feu du avocat koy bind avocat bi mën a tax loolu am dafa am koon keneen ku ko mën a jàppale ku am boobu pouvoir xam nga moo tax yooyu yëpp boo ko boolee waxuma sax ba mu demee ca médecin ba ak lañ fa wax ak lañ fa waxul lépp dafay won ne ni lu ñu fabriqué la te mal fabriqué man nee naa leen vraiment bu doon film la navet la film bu naqadi la film bu baaxul la film boo xam ne bii daanaka kenn du ko seetaan donc dafa am bëri ay failles dans la construction ba tax na loolu boo ko dàqee lenn rek moo fiy nekk li tax léegi mu dem ci affaire état nekk ci affaire politique mooy la partie individuelle interpersonnelle ku jigéen ku accuser ku góor ne violé na ma bu ñu gisee ne jigéen boobu doon accuser ku góor ki dafa am ñu nekk ci ginnaawam de fait te loolu kenn mënatu ko lam-lame mu am ñu ko jaarale parce que PV yaa ngi fi ci la ñu naan ña ca dugg la 3e dimension bi ñu leen toppee gis ni ka ko jël si am na ko mu relier te ñoom ñëpp ñu ngi dans l'espace du pouvoir te man aussi ma ciy wax lu leer ci mbir mi et je l'assume depuis le début moom laa wax nee naa leen réew mi bu fekkee am nañu ku nekk président de la République d'un État qui s'appelle Sénégal nit mën a yëkkati lu toll nii sur l'opposition sur un opposant boo xam ne tey ñëpp nee nañu c'est le leader de l'opposition ñu xam ni ngeen mel ak moom nga bëgg ni man président yëguma ci dara mën nga ko wax ñëpp ñu gëm ko ba mu des man je ne peux pas croire kenn mënu ko gëm parce que ñaara mën a nekk soit nga yëg ko en amont bàyyi ñu def ko donc da ngay bokk ci ñi ko fabriqué wala mu am ñuy bëgg lu la neex def ko ba pare yëgal la ko arrêté woo leen dans les 2 cas nga mënoon koo arrêté te arrêté woo leen foofu nag c'est la sa responsabilité di duggee une responsabilité politique et une responsabilité morale parce que fi mu mën a jëme Sénégal moo graaw voilà foofu laay wax ma ne damay man ba coow li bëri dama ne ça va risquer d'être une boîte à Pandore parce que Sénégal réew mu ndaw la te ñëpp lañ xamante est-ce que ragaloo déballage mais ça commence dégg naa tey benn député bu am lu mu wax ci président de la République du lu citoyen bëgg a dégg ci président suba keneen mën na wax leneen réew mi ay 17 millions lañu fii la ñu juddoo xam nañ ko xamante nañu ñoo bokk fu ñuy dem ku ci ne xam nañu la ngay def rek dafa fekk réew bu ñu koy yor ni yàlla suturaale doomu aadama ba même viol li ñu ko wax ak li ko mën a prouver ba ñu ne viol am na ci boo ko xoolee ci diine da ngay gis ni yàlla ko suturaal doomu aadama la moo tax ma bëgg ñu delloo ci seen xel ku ñu topp seet la wëral la muy ci ñoom di ci opposition di ci yeneen catégorie socio-professionnelle mën nañ laa gisal wala ñu génne la loo xam ne lii boo sañoon dañ ko fay bàyyi na ko da yàlla suturaale nit ñi bàyyil la ko fa mais li ci gën a garaaw nag mooy ci cas bi bu fekkonte ni dañ la bàyyi yow leader de l'opposition wala nit ku mel ni man wala yow un homme public nga def sa erreur bopp am loo def loo warul woon def ba ñu découvrir ko médias yi wax ko ñu tirer ci ay conséquences politiques wala sociologiques wala lu mu mën a doon lii inacceptable mooy ñu tegal la ndëgg sërëx piéger la manipuler nit pour mu daaneel la te foofu la ñu nekk te bu lii continuer mooy indi état yoo xam ni mu di opposition wala pouvoir wala nit public ku bëgg a jóg dañuy bàyyi ñeneen ñu lay topp di jël ay détectives privés di la wër di la filmer di la photographier di dem di def ay dëgg sërëx di fay ay nit pour ñu daaneel la
ci yu mel nii pour ñu yàq sa àddina Sénégal bëggul dem ci loolu état nag responsabilité am du rek assurer sécurité physique gu nit ñi assurer protection wu kër yi les biens et les personnes c'est aussi assurer intégrité morale u doomu aadama yi te bii nii dafa am violation de l'intégrité morale de Ousmane Sonko non seulement dañu violer le secret de l'instruction parce que mbir nit këtt ni jonn rek lépp nekk sur la place publique alors que nit ki il est présumé être innocent fa ñu war a denc preuve yi ak fait yi ba mu yegg tribunal ñu bàyyi ko fa loolu ñu fexe ñoom boo génnee ko dans les médias nga def konk atteinte ko ci loolu boobu droit la te droit humain fondamental la nga boole ci nag atteindre son intégrité morale te yooyu yëpp non seulement loi wu Sénégal yi daf koo dàq mais les lois internationales da koo dàq moo tax Pape ma profité di la wax ci loolu ni ñun décidé nañu yóbbu Sénégal au niveau international kalaame ji ko ci comité des droits de l'homme bu Nations Unies te danañ ko def ñu ngi ciy liggéey pour ni voilà réew moo xam ni bi àddina yépp taxawee Covid ñëw màbbal économie yi ñépp nërmeelu ñun ñu bokk ci ñi gën a sonn réewu Sénégal Afrique yépp sonn nañu mais ñun bokk nañ ci ñi gën a sonn muy benn sur le plan économique tey secteur yu bari daanu nañu te am na yoo xam ne dootuñu jóg am na yoo xam ne seen jóg dina yàgg nga jël booy xool impact Covid bi ci ni muy reyee doomu aadama yi tey li muy rey ci Sénégal amul beneen réew bu mu koy rey ci sa Afrique sowu jant li tax ma wax loolu mooy boo jëlee nombre de cas yuy feebar sur nga rapporté ko ci nombre yi faatu Sénégal raw ñépp léegi donc loolu am na problème ci prise en charge thérapeutique bi alors que début bi baaxoon na tey ñu bàyyi ba loolu ñëw mais loolu défi bu mag la ci réew mi au moment où feneen ci àddina bi nit ñi organiser wu nañu di xalaat nu ñuy defaree vaccin di ubbi ay laboratoire di liggéey di xool nu ñuy defaree pour faj seen population yow sa population boo ko vacciné lu ñu la may la yaa ngi taxaw naan Chine na ma may loolu la ñu waxoon bi ñu demee ba ci biir lañ naan dañ ko jëndi te ministre de loolu war nañ ko enquête danañ ko enquête mu leer parce que ministre de la santé moo yàkkamti tweeté avec beaucoup de bonheur ni may nañu 200 000 vaccins nga toog ba tey naan non dañ ko jënde 2 et quelques milliards nañ ñu wax lan moo changé ci diggante bi alors Pape ma daaneel ci foofu nga boole contexte boobu yépp dégg nga ak jafe-jafe yooyu yépp ñu waroon tey mobiliser énergie wu Sénégal yépp comme ni mu wootee il y a quelques mois ñépp fekki ko palais ñu ne ko kat monsieur le président on est en guerre yaa général ñépp danañu topp sa ginnaaw loo wax moom la ñuy def parce que drapeau national rek la ñu gis pour ñu dimbali la ci lii mais kooka mu teg tey système wala bàyyi lii di xew ci réew mi loo xam ni crédibilité état bi dina ci yàqu réputation au Sénégal dina ci yàqu mooy li ma la wax ci à l'international parce que kenn dootuñu gëm loolu nag boo fexee ba mu lalu ci réew mi ba yëngal ko ñun dañu jàpp ni da nga am une faute politique boo xam ne dafay jar non seulement ñu def lii ñuy def ci biir réew mi maanaam